ci télévision Futurs Médias te leen ak jàmm ci xibaaru bi njolloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaanee kàddu yi njiitu réew mi yëkkati sàkku rek ci ñi nga xam ne ñooy assemblée nationale wala sax député yi ñu saytu rek lépp aju ci loi boobu nga xam ne rek dinañ ko fa mën a woote ba képp ku defati ñaawteef li ñu duppee criminalisation viol wala sax lii di pédophilie di sàkku rek ñi nga xam ne ñooy tuutànk yi ñu mën a teg ay daan sa kaw loole nag nee na dina sàkku ci ministre de la justice mu waajal ko bu baax a baax bu ko defee mu présenté ko foofee ca conseil des ministres laata ñu koy yóbbu foofee ci assemblée nationale kaddu yooyu nag mu ko yëkkati tey rek gannaaw ba ñuy amal cérémonie levée des couleurs foofee ca palais de la république leneen lu ñuy waxtaane mooy kaddu yi nga xam ne Mansour Faye yëkkati na ko gannaaw bi ñun li nga xam ne waaye forum civil wala forum mondial neen dinañ ko yóbbu fa mbaxane doone benn ndax ñu gis ne rek dafa am njuuj njaaj ci li nga xamante ne mooy contrat à fermage maanaam li ñuy séddale ndox mi kooke du maire Saint-Louis nag yëkkati na ay kaddu rek nee na moom contrat boobu amul dara lu ci lëndëm te day sàkku rek ci ñi nga xam ne waa mooy ARMP ñu wéyal seen liggéey bu noppee rek mun na ci mu àddu leneen lu ñuy waxtaane mooy mbiru Alioune Sall ak mel sax meeru Guédiawaye ñu tudd ko rek ci li nga xam ne mooy enquête bu waa BBC amal ñu tudd ko ci wàllu luubal wala sax ci loo xam ne rek ci mbiru gaz ak pétrole fii ci réew mi kookee nag ne dina amal conférence de presse ngir indi ci ay leeral keneen ku war a amal tamit conférence de presse di maître El Hadji Diouf kookee nag mooy layol avocat bii di Franck Timis kooke tamit tudd nañ ko rek ci mbiru pétrole ak gaz fii ci Sénégal ñoom nag dañu gis ne rek dafa am loo xam ne ñu ngi ko doon doxale te dëppoowul ak li nga xam ne mooy yoon leneen li ñuy waxtaane di mbiru grippe équine di feebar boobu nga xam ne rek doon na dal ci mala yi rawatina fas yeeg mbaam yi ñoom nag jamono ji ñu ngi xool tolluwaay bi rek di sàkku rikam ci kilifa yi ñu gën leen dooleel bu ko defee liggéey bi mu sumb mën a antu dinañ dem ci am jàbb ji wala sax marché bi wax ci li nga xam ne mooy korité atum ren ji ci lu aju nag ci wàllu li ñuy jëfandikoo wala sax tissu yi ñu ne jamono ji nag mbokk yi ñëpp a ngi ci ngir waajal bés boobu nga xam ne rek moom la ñu war a jeexale koor gi dinañ ko jeexal ak tàggat yaram match Sénégal Nigéria war a am tey foofee ca Pologne bu juróom-benni waxtu tegale fanweeri simili ñu aju rek ci li nga xamante ne mooy huitième de finale nar a dox ci ñaari équipe yooyu dinañ ko jeexal ak li ci yenn kaay yi ak Mohamed Ndiaye boo leen taxiloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru benn waxtu yi ñu door rek kaddu yi nga xam ne rek njiitu réew mi Macky Sall yëkkati na ko jëmale ko ci li nga xam ne rek dafa fas yéene taxawal ko ay weer wala sax ay fan yi di ñëw aju rek ci criminalisation viol wala sax pédophile ñi nga xam ne rek ay samba boy lañ sax wala ñuy faral di dal ci tout tànk yi di leen sàkku loolu nag nee na dina sàkku ci ki nga xamante ne mooy jëwriñ bi ñu dénk lépp lu aju ci wàllu yoon fii ci réew mi bu ko defee mu waajal ci liggéey laata mu koy yóbbu foofee ca conseil des ministres bu ci noppee nag dina ko jébal ñi nga xam ne mooy assemblée nationale ngir ñu mën ko wote bu ko defee rek képp ku ci defati yenn ñaawte fii yoon mën a dal sa kaw kaddu yooyu nag mu ngi ko yëkkati tey ci suba foofee ca palais de la république gannaaw rek bu ñu amal foofee cérémonie de levée du couleur leneen lu ñuy waxtaanee di jëwriñ bi nga xam ne rek moom la ñu dénkoon ay at ngi lépp lu aju ci wàllu ndox mi ñu tuddoon ko nag ci li nga xam ne mooy ni ñu doon séddale wala sax saytoo lépp lu aju ci wàllu contrat d'affermage noonu nag waa forum mondial ne yëkkati woon ay kàddu fan yee ñu génn ne dinañ ko yóbbu fa mbaxane doone benn li ko waral rek dañ jàppoon ne dafa am ay njuuj njaaj ñu amoon ci contrat bi kooke nag génne na tey indi ci ab leeral nee na amul dara lu ci lëndëm te day xaar rek waa ARMP def seen liggéey bu noppee dinañ ci mën a àddu Ousseynou Diop mu ñu teewal ca diwaanu Ndar àndoon ceek Habib Seck. ci doxob nemmeeku ba mu doon amal ci jugóob jëm ci wàllu juróom benn téeméeri njaboot yoo xamante ni géej gi moo leen sonal ñu war leen indi fii ci commune bu Gandon Mansour Faye ci la prox ndollo daal di tontu forum social africain bi nga xamante ni ñoo ngi koy tuumaal ci mbirum Suez mu jàpp ni nag loolee nga xamante ni moom la ñuy wax ak palente yi ñu war a teg te ndodam mu ni loolee dara yëngalu ko ci ndaxte lépp lu mu def ci wàllu wu ni mel dafa leer nañ. mun wax ci contrat bi donc mooy contrat bi amul contrat bu ko gën a jaar yoon ñu ngi xaar nag léegi maanaam ARMP joxe avem ci recours boobu nga xam ne SDE defoon na ko et lu ma mën a assurer mooy que ni mbir mi amul benn problème y a aucun problème y a pas à fouetter un chat franchement amul benn jafe-jafe
mbir mu jaar yoon la amul mbir bu ko gën a jaar yoon te gëm naa ne bu soobee suñu borom bu lépp sottee daañu xam ni lépp jaar na yoon. moom Mansour Faye sax yëkkati na yeneen kàddu xam ne ni oto yi nga xamante ni ñu ngay laam-laamee ni dafa bokk ci wàllu contrat bile muy loolee dara amu ca ndaxte oto yi bañ koy jël ak ba ñuy lancé marché yu nu mel toll na ci ñaari at. suba bu ma Suez ne mën nañoo may commune bi oto damay dem jëliwaat ko kooku dara duma ko tere jëli bu neexee yàlla et ça n'a rien à voir voilà ça n'a rien à voir d'autant plus que bu ñu jotee oto yi ëpp na 2 ans c'est 2 ans même avant ñuy lancer le marché d'appel d'offres de l'affermage 2 ans avant donc ça n'avait rien à voir tey ji nag amul dara lañu ko ñu mën a tere même bu fekkee le marché est en cours bu ñu Suez ne ñëw leen ñu may leen ay oto benn tasseuse dinaa daw du jël Air Sénégal dem. Mansour Faye nag nee na mi ngi xaar mbir yi leer ndaxte ci wàllu tuumaal yañ koy tuumaal dara amu ca marché yi nañ ko joxe lépp dafa leer. Ousseynou Diop ñu desandi ci beneen mbir kii nag Aliou Sall lay wuyoo mu gën ko xam ci maire Guédiawaye nee na nag dina taseek journaliste yi li ko waral dañ ko tuddoon rek ci benn enquête bu waa BBC def mu aju rek ci na ñuy jëfandikoo wala ñu ñuy saytu lépp lu aju ci wàllu pétrole ak gaz fii ci réew mi moom nag nee na dina amal conférence de presse rek ngir indi ci ay leeral nee na nag ci boobule xibaar sax dinañ ko amal fii ci Ndakaaru rek ngir gën a leeral askan bi lépp lu aju ci boobule dossier keneen koo xam ne tamit fas na yéene taseek journaliste yi tey di Maître El Hadji Diouf kooke nag mooy layool Franck Timis moom tamit ñu tuddoon ko rek ci mbiru bi nga xamante ne mooy wàllu pétrole moom ak BP ñoom nag nee na dina taseek ñi nga xam ne ñooy journaliste yi gannaaw rek bu ñu yëkkati ci yenn xibaar yi bokk na ci waa ECHO ak itam li ñu jàpp ne rek moom dafa laale ci mbiru pétrole gaz fii ci suñu réewam. ñu wax ci leneen rawatina lu laal mala yi dem ba ca diwaanu Mbambey foofee nag dañu jàpp ne rek faw ñu gën leen dooleel ci lépp lu aju ci xeex feebar yooyu doon dal ci fas yeeg mbaam yi jot na ci faat lu bëri sax ñee na ñoom rek faw ñu gën a taxaw bu ko defee lépp loo xam ne rek mooy feebar boobee ñu gën ko gaaw a génne laata nawet bi di door Babacar Diouf moo ñu toogal ci diwaan ba àndoon ceeg Ndongo Ndiaye. du benn kaaw grippe équine wala sax gurm bu nu nemmeeku ci consultation yi nga xamante ni amaloon nañ ko ci commune bi nga xamante ni moo di Taïba Moutoufa. bi ñu fi tàmbaleeg léegi nag loolu moom gisaguñ ko fi waaw liñ ci mën a wax tamit dafa am chiffre yoo xamante ni c'est au niveau du ministère de l'élevage ñoom ñooy wax ndax dafa am feebar yoo xam dañ leen di tuddee ay maladies à déclaration yoo xamante ni bala nga cee wax wala bala nga cee prononcé wu da nga war a am ay chiffres yu clé liñ ci ràññeeku daal moom avancé bi mu doon am moom lu ci bëri moom wàññeeku la. liñ doon def rek mooy fexe ba jur gi nga xamante ni ñoo nar a bokk ci nawet bi am doole gun ci duggee. dimbali leen renfort dimbali fas yi ba nga xamante ne seen en vitamine ak en acide aminé ba pare waajal leen ci ay dindi saan yeeg yooyu yëpp ba nga xam ne bu nawet bi ñëwee dinañ am kàttan goo xamante ni dina leen mën a dimbali ñu mën a wéyal nawet bi. Mbarassane di dëkk boo xam ne nii mu ngi nekk ci commune Taïba Moutoufa ci ndimbalu ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Mbacké Mahul Hayat ñoom tamit may nañu ay garab lu tolloog junniy nit yoo xam ne nii danoo ñëwoon di xool seen wërgu yaram. ñu dem ba ca diwaanu Île des Saloum ci gox bi ñu duppee Djirnda foofee nag askan wa ñu jóg di sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen ndax nee nañ seen diwaan boobu nag daanaka dafa bëri li mu manqué bokk na ci li nga xam ne rek mooy seen lycée boobu amul sax jumtuwaay yi nga xamante ne rek moo war a tax ñu jëfandikoo li mu war a ba tax na rek ñu ne nag am na leneen sax lu gàllankoor wala njàng meek njàngale mi ci diwaan boobee ngir am lu ci gën a leer dañ fay dem fekki Aminata Goudiaby ci caméra bi Falikay. meeru Djirnda moom dafa profité ci cérémonie bi nga xam ni moom lañ doon clôturer semaine nationale de l'école de base ca Félire nga xam ni ab île la bu bokkee ci commune am ngir wax fa nag plaidoyer bu ni mel moom nag nee na Djirnda jot na fi mu ne mu am ab lycée ndaxte askan wa toll nañ ci 14 000 habitants tey tam taux de scolarisation bi am na fa doole loolu. vraiment lycée bi il faut ñu taxaw si ba mu ubbi bu ubbee nag vraiment ñu ngi si 3 collèges nii au niveau de la commune bu ñu ubbee lycée bi rek lu bëri vraiment dina ko mën a defar si wàllu jàng bi au niveau de la commune de Djirnda. xale ya yeewoo ci commune boobu nag nee ñu saa suñu amee BFEM dañuy dem ci yeneen commune yu nekkee ci biir île yi wala sax lu ko gën a sori ngir rek dem di jàngi loolu nag di ab situation boo xam ni day yokk bàyyi jàng gi ci gox yooyu lay. manque de lycée bi jafe-jafe bi bëri na ndax day tax élèves yu bëri buñ changé localité rek moo tax buñ demee ba dañ fay jaare bàyyi jàng. yeneen île yu bokkee ci biir région bu Fatick mu bokk ci Djirnda ñoom ñëpp nag ñoom ci inspection éducation et de la formation bu Foundiougne la ñu bokk autorité académique yi nekkee ci département bu Foundiougne itam di wax ne ñoom itam dañuy am
am ay jafe-jafe mu jëm ci ay jumtuwaay yu tax ñu mën di déplacer di dem ci île yi di def seen liggéey ni mu waree. buñ ne inspection départementale lañ du rek dañuy toog fi nga xam ne fa lañ mën a dem muy suuf si mais aussi biir ndox mi aussi dañ fay dem mais ndox mi pour nga dem fa il faut nga am vedette maanaam gaal gu baax. amuñu ko xanaa dañuy àbb rek ci bëgg mooy liggéey bi gën a jong gën a baax mooy ñu fexe ba am vedette boo xam ne danañu may ñu dem ci biir ndox mi dem fu école am man faa àgg. pour pilotage bi encadré enseignants yi def examen scolaire yi ni mu waree ak examen professionnel yi aussi ñu def ko ni mu waree. ñoom ñi nag ñu ni dañu tànn fii lii amalee fa sa cérémonie de clôture bu semaine nationale de l'école de base ngir rek gën a xam jafe-jafe yi nga xam ni moom la secteuru njàngale mi di am ci biir île yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci biir région bu Fatick tey tam nee ñu jafe-jafe yooyu daañu ko yeggee kilifa yi yooyu. Aminata Goudiaby dañuy desandek li nga xamante ne rek moo aju ci wàllu xale yi réew si nag dañ ko xamee at bu nekk ci weeru juin dina màggal ñi nga xam ne ñoom ay tuutànkam atum ren ji mu mel ni da ko gën a yaatal fii ci Sénégal ndax da ci boole gone yi nga xam ne ñoo ngi foofee ca hôpital bu enfant bu Diamniadio liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñooñu ñu gën leen taxawoo ñi nga xam ne rek ñooy kilifa yi jiite hôpital bi nag di rafetlu boobule àndandoo tey sàkku itam ñi nga xam ne rek ñoo leen mën a jàppale ngir seen hôpital boobu ñu gën ko yaatal ngir waajur yi mën ci am seen wàll dañ ci teewlu docteur Fatou Mbaye Sylla mooy directrice hôpital bi ci micro Ousseynou Thiam. tey nag dañ fi nekk ak fête xale yi fii ci Diamniadio tey nag li lagale mooy ñoom Chine bés bu njëkk ci weeru juin dañ ko jagleel xale yi tey nag ñoom ñu ne ñoom dañ ci décidé jagleel ko xale yi Sénégal pour renforcer amitié Chine ak Sénégal moo tax ñoo invité xale yi nga xam ne fi lañ hospitalisé invité seen yaay invité xale yi nga xam ne ñi ngi ci wetu hôpital fi lañ dëkk jagleel ko aussi xale yi nga xam ne doomu personnel bi lañu ñu feet ànd ak ñoom foo ak ree ñu jox leen ay cadeau jox parents yi suukaru koor li gën a am solo nag vraiment li ñu ci gën a neex mooy partie bi ñu installé fii maanaam aire de jeu la espace boo xam ne xale lañ fi fo xam nga xale mënul toog benn place souvent ni ngi seen yaay lañ fi ñëw mais xale ngi daw ko daanu ko jóg li bu ñu ko defee dina tax xale bu ñu ñëwee di faju si dañu am fu ñu fooyee nga xam ne xaar du métti torop xale yi nga xam ne da leen hospitalisé aussi bu ñëwee ba xaw a tane mën nañ gën a fii fo dëgg yàlla ñu koy rafet bu baax di leen si gërëm di leen si sant. du wax ci mbiru korité bi ak wàccaay dem ba ca marché ba suñu xamante ne ñooy suñuy reporter jot nañ ci taseek ñaari soxna yoo xam ne rek ku ci ne da nga am njaboot ñoom nag ñu wax ak suñu reporter yi ñu ñuy waajale boobule korité ñu ne nag faw ñu jéem a limiter li nga xam ne mooy dépense yi fexe itam ba xale yi gën a gis seen bopp ci feetu korité bi Alassane Ba àndoon ceeg Jaafara Ba ñu taseek ñooñu. Yaram ak Khady ñaari soxna yi nga xam ne dañu yor ay njaboot te mu mel ni sax ñoom ñoo bokk gis-gis ci lu jëm nag ci fête ji ñuy waajal jëm ci korité gi ñu jàpp ne ku ci ne rek na nga dépensé li nga mën. dépense bi doo am rek doo dugg ci loo amul doo def loo mënul loo am rek ngay def. dafa bëri dépense waaye lépp daal mi ngi teer si loo mën rek dugg si loo am def loo mën. ndànk rek waaw comme dëkk bi moom dafa xaw a dëgër kenn ku ne da nga def li nga xam ne rek moom nga mën jamono yi métti na mais bëgg-bëgg yi dafa bari xam nga bu ñu wàññi tuuti bëgg-bëgg yi rek dina baax xam nga moom ñu mel ni man simple moom dafa am solo léegi yow boo nekkee mère de famille comme man mi xale la mais xam naa lu war man bu ma ñàkkee rek du ma tax a ñaan du ma tax a def ni waaw li ma lay wax rek damay def li nga xam ne rek moom laa am bu ma tëddee nelaw. Khady moom boo xoolee nee na li ci ëpp solo rek mooy na doomam yi solu ba rafet wante Yaram jàpp na ni bu lekk bi jaare yoon rek ñu am boisson ci wet gi daanaka lépp mat na. sonnanatul kenn daal fi mu nekk nii daal moom añ yi daal moom ñoonu soxal suñu añee ba suur daal naan suñu ay duñu amee boisson ñu naan xale yi daal ñu seet mën nañ am sax ñu seet yoo xam ne si ñu ngi ci taatu waxande nga xam ni defaroon nañ ko daaw rek ñu solal leen ñu dem. même bu ma mënulee sama doom dinaa leen solal xam nga ba mu rafet waaw xam ne daal ci fête musulman lañ nekk dinaa def sama fête nu mu waree daal waaw alhamdulilah man moom bu ma lekkee naan solo samay doom ñu dem rek man noonu laay gisee man noonu laay defee samay korité. jamono moo changé dafa metti léegi dafa metti surtout jaboot boo amee léegi ay 5 gos nga bëgg defal kii dem doo ko mën. mu mel ni jamono yi dañoo xaw a metti habitude yi itam soppeeku fetub korité ay fan képp des ci ñaar ñi nag nga xam ne jot nañ leen tàllal suñu micro lu ñu jàpp rek moo di ku ci ne rek na nga def li nga mën bu ko defee boo tëddee sa xel dal.
Alhassane Ba ñi nag moom ngir def li ñu mën dafa tax sax ñu indi fi ay tissus yoo xam ne dañu jàpp ne nag ku ne mën na ci gis sa bopp ndax seerul te bëri na ci marché bi loola ñuy duppee bazin Chérif wala Toyibo tax na nag suñu ndaw dem fa doxantu fa jaaba rek xool li nga xam ne ñooñu la que yenn clients yi di jëfandikoo. Aminata Mbaare Sow teewoon na ci bërëb boobee àndoon ceeg Thierno Laurent Mendy. marché yi ci Ndakaaru Njaay nekk di waajal korite gi commerçant ku ci nekk génne sa njaay yaa xam lu rëy nga yore wala lu ndaw ku nekk di jéem a ut loo ci am. day am ay super 100 day am tamit gaan ay tissu yoo xam ne ay tissu leen la quoi mais tissu qualité daal moom am nañ ko. ay yére la ay mbassin la quoi waaw mais mbassin Chérif bi la. dinañ jaay 5000 dinañ jaay ba 3000 dinañ jaay 4000. dañ koy jënd nii di ko jox téer yi ñu ñuy ñawal pour ñu jaayaat ko am ci dara. Wade Samb moom ci njaay gi la jublu bu ñu jëmee fet ay prêt-à-porter lay jaay di ko jëlee fële ca Colobane. kii tey boo la Colobane lañ ko ñëwee ñi koy ñëw ñu ngi Colobane téer yi ñoo koy ñëw duñ ko jaayaat. ñoom ñoo koy ñëw diñ ko jaayaat quoi ñu ñëw di jaayaat gars yi ba am ci dara. waaw dama ciy jënd kay kan man benn rek laa ci soxla pour sama alaaji la. sol sa yére te doo ci fay lu bëre mu mel ni ñile loolee la ñu bëggal yenn sénégalais yi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw. ñu def dara te yomb na ndimbal njaboot la. waaw kii boo doon fay rek ñaw rek da nga fay 10 000 francs kii boo moyen di 10 000 ñu jaay la ko. ñun ñuy fayeeku sa par weer moom xam nga rek doo am temps te ñu ngi doog a jot suñuy salaire yi loolu moo tax quoi mu xaw a xat ci ñun daal moo tax ñu préféré pour jënd kii nii. ma ne rafet na ñëw yi moom rafet na. yomb na c'est abordable. moi je suis de passage uniquement pour trouver quelque chose à mon grand frère là. utal ko ci dara rek pour mu yóbbu. ñu sore lool boutique de luxe yi nga xam ni ay Getzner bazin riche wala sax ay Djipir ñoo fay jaay sénégalais yi ñoom nee nañu bëgg nañu solu su dee sax yenn saay poos yi lu fa nekk du bëre lu ci mën a doon boo ñëwee ci jaaykat yi le danga fa am li nga soxla. di door rek ak li nga xam ne mooy daje bi nar a dox diggante Sénégal ak Nigéria loolee rek ci coupe du monde bi ñu jagleel ñi nga xam ne seen at dafay yees ñaar fukk ba tax na rek huitième de finale boobee ñu nar ko amal tey juróom benn waxtu bu tegalee fanweeri simili foofee ca Pologne diggante Sénégal bi nga xam ne moo jël premier ci groupe am ci groupe A bi yi jot na fa am ñaari victoire ak benn nul Nigéria moom troisième rek la jot a génne ci groupe am ci groupe D bi goney Youssouf Dabo yi nag bu ñu bëggee rek jàll ci quart de finale foofu ñu fexe gagné match boobu. ñu ñëw fii ci Sénégal wax ci coupe de la ligue bi doxoon démb diggante jàmbaar ak génération foot waa jàmbaar nag ñoo mujjee jël boobule coupe gannaaw ba ñu daaree waa génération foot ñaari bal ci benn suñu ay ndaw teewoon nañ fa ngir fekke xumbite yi Pape Fara ñi ngi la woon àndoon ceeg Ababacar Camara. Birahim Gueye ci dóor bu rëy mu daal di dugal bal bi ki nga xam ne moo nekk Pape Seydou Ndiaye jox noonu victoire bi ñii di waa jàmbaar. académiciens yi nag ñoom ñoo gënoon a motivé daal di déterminé ngir gagné bi la jongante. match bi tey kenn dañ ko sàcc du hold up on a fait un match boo xamante ne vraiment xale yi dañ dem ba jeex c'était difficile parce que boo seetee si taxawaay ci kattan GF moo ko ëpp jàmbaar mais techniquement je pense que on est au niveau similaire mais peut-être on a plus de vélocité. Pour reconnaître quand même jàmbaar moo gënoon taxaw tey moo gënoon football ak xel ba teg ñu ay problème yoo xam ni mënuñu ko woon lijjanti. premier mi-temps bi nag mbirul penalty la woon waaye jouru jàmbaar yi ba ñu defee benn saison ci wàllu Ligue 2 dañoo bëggoon dellu si waat bu baax ci Ligue 1 bi. parce que ren dañoo def saison bu baax a baax
amoon nañ ci yaakaar bu baax a baax bu ñuy ñëw amoon nañu gëm-gëm dañuy gagné moom. il fallait que ñu pare quoi mentalement avant tout parce que xamoon nañ que Génération Foot ça allait être difficile bon voilà quoi sant yàlla quoi. rigueur moo ñu manqué ak jeu ak concentration. moo ñu gënoon bëgg match bi parce que wane na ko soo xoolee moo ñu dugal ñaari but. gannaaw ndam li équipe bu Ligue 2 am ko ci équipe bu Ligue 1 ñu delloo si waat débat bi ne ñaari niveau yooyu ban moo gën a dëgër. ku nekk sa gis-gis nag kenn mu ko wax mais man sama gis-gis am na différence tey jii xëj na dañ ko waajoon pour jouer match mel ni yàlla def si turu ñu am ndam li mais je pense que dans la durée Génération Foot moo ñu ëpp kattan. parce que football bi ñu football tey du football wu équipe bu Ligue 2 te gëm naa ni déwén pour titre bi équipe boo xam ni dañ ko war a sóoraale. ci final bi nag champion bu Ligue 2 bi di CNEPS de Thiès moom daan nañ koy jox raayam naka noonu ñenn ci suñuy naataangoo journaliste ñu daal leen décorer te waa Ligue bi def li nu mel. Pafari ñu ngi dañuy desandek ci final boobu sax ak Madi Touré di président Génération Foot moom nag dafa gis ne rek ay goneem yooyee jotuñu def li nga xam ne moo war ñu bëggoon gagné match bi ba tax rek ñi nga xam ne ñooy waa jàmbaar jël ndam li ci le prox ndolu sax ngir fàttali ne dina jël ay matuwaay moom ak ñi muy liggéeyal ci la aju ci ay joueurs yu yees yu fa war a ñëw ak ñi nga xam ne rek dinañ bàyyi ko foofee ci Génération Foot ngir waajal compétition yi bokk na ci Ligue africaine déwén. ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Fara Ñeng. mooy détermination et que dañu teel a jël but bi donc loolu tax na aussi que xale yi déstabilisé wu donc mais final bi tey jàmbaar bi ko gagné moo ko mérité parce que ñun defuñu lu war pour ñu gagné final bi. pour l'instant comme ñu ngi jógee ci défaite ñu ngi ciy xalaat donc ak staff bi donc pour xool équipe bi nar a démarrer l'année prochaine am nañu ay bons viviers am na ay xale yu fi nekk yu xarañ yoo xam ne peut-être l'année prochaine mun nañ leen teg ci scène africaine bi et puis xool effectif bi bu baax donc yàkkamtiwuñu donc le moment venu je pense que bu ñu toogee waxtaan fekk suñu xel yëpp dal dinañu defar équipe bu déwén bi. dañuy desandee ci mbiru football bi yoon nag tey ñu wax ci wàllu stade loolu sax moo indi coow wala xiroo ngaayoo fële ca diwaanu Richard Toll li ko waral nag mairie ba dafa baaxee woon rek fondation Mimra benn terrain bu ñu doon xayma ci 16 hectares ngir fu ñu tabax fa benn stade bu mucc ayib loole nag mel ni ñooñu dañ ca dellu ginnaaw ba tax rek ñi nga xam ne ñooy ASC yi fa fekk baax di ñaawlu lu ni mel te sàkku ci kilifa yi rek ñu jóg taxaw ndax yitte woon nañu boobule stade ñu teewlu ki nga xam ne mooy yor seen kàddu di Ndiak Mal ci micro Ousseynou Diop. Dans ce projet rien que kiiw fan bi zone fan bi ça va nous permettre avec les écrans géants ñuy toog di waxtaan di commenter match les arbitres vont venir techniciens ñëw kenn ku ci te mais daf ñuy gën a enrichir sur le plan sportif. un parcours sportif bi nga xam ne dina am marche place cyclisme ma nga fa vélo dañ fa daw lu ne dañ fa daw am des plateaux d'étirement ba pare am des moniteurs ñu ne nag léegi CSS demal nga sakk kàmb gi ba pare soog a ñëw kon ne terrain bi gis ngeen kii dama ni Richard Toll suñuy maam ak suñuy maamaati maam waa Dagg ñëpp bu ñu leen dugalee ci kàmb gi ñëpp bu ñu leen dugalee ci kàmb gi du tax mu fees électricité bu muy génne bi kenn mënu ko attan lu dul CSS la commune ne pas même pas un terrain bu nekk fii ñun dañuy nawetaan muy coupé stade bu nekk fii bu ngeen ko rombee buntu baa nga daanu déjà toilette yi ñu fa def kenn réceptionné gu ko kenn réceptionné gu ko mais seng yaak yëpp dem nañu donc ce qui veut dire que projet lii fii nekk yaa que CSS moo ko mën a accompagner dama ne leen rien que le gazon synthétique gravion yi ñu ciy def yi 300 000 400 500 000 lay jël par weer. mbokk yi yegg si nañ ci li ci yéen kaay yi ak Mahamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé wax na Ousmane Sonko lool bu ko Sonko déggee hôpital la jëm directement faju ji dooree directement ak direct info ministre de la santé doo nit maire bu Yoff di Abdoulaye Diouf Sarr ma nga fay wax ne bu dee xamadi maanaam arrogance ak ñaaw làmmiñ ak i sos Ousmane Sonko champion la ci mënee su ta bëgg askan yu bëgg la ba noppi nga bëggee dëkkee ñàkk kersa ci seen kaw Diouf Sarr ne li jaaxal ñëpp moo di Ousmane Sonko dafa dem fekk jàmburub yàlla koo xam ne duggul ci kenn defu fi lu ñaaw te it waxalu fi kenn dara di Famara Ibrahima Sagna Ousmane Sonko dal ci kawam ci lu mu tegul fenn les économies jiital Pastef gi di Ousmane Sonko ginnaaw kàddu yu fi yëkkati woon jëmee ko ci dialogue national beeg ña ca bokki woon Abdoulaye Diouf Sarr wax na ko luy tàkkate du fay nee na Sonko dafa insolent amutub yar xamul te it jëfi xale lay def ne bu dee ku jug nga critiquer ko ku jug nga saaga ko loolee li muy firndeel moo di amoo benn valeur ci Vox Populi mën nañu fa lu dul insolence ak arrogance Ousmane Sonko xamu ko te faaw mu def ci boppam ne doonatul xale jéem a màgg tuuti Abdoulaye Diouf Sarr ne Ousmane Sonko li mu nekke lu mu ci dolli tuuti rek
doon giñol ci géopolitique bi na xam ne réew mi weesu nañu jamono yu wut bës ak bëgg a dëkki ay théâtre ci kaw nit ñi ci xët mu njëkk la Sénégal nag fa la Diouf Sarr tëjee musiba ak mbelengaan gi mu xëy di yàq Ousmane Sonko nee na Sonko jëfi xale ak jëfi amateur mu di jëfi cuune lay def te jot na nag mu xam ni fii ci réewum Sénégal askan wi rawatina ndaw ñi soxlawuñu antivaleur bu mel ne moom Ousmane Sonko Abdoulaye Diouf Sarr ne te nit boo di opposant ak loo tàng-tàng ak loo tartar war ngaa fexe ba intérêt réew mi doon sa yitte ñi xëy di xaxaraka saxaaraka tappaas Ousmane Sonko yamu rek ci Abdoulaye Diouf Sarr ne journal Source A mi ngi ñuy xamal ne waa Front Résistance Nationale keroog ba ñuy daje ci seen biir ngir def ab xayma maanaam évaluation ci seen bokk ci dialogue national bekk ci mbirum installation commission cellulaire bi jox nañu Ousmane Sonko ca ndaje ma wàllam ba mu doy sëkk bokk na ci Bamba Ndiaye mi taxaw ne dañoo war a taxawal benn code de conduite ci suñ biir ngir kenn bañ fee defati lu mel ne li Ousmane Sonko def Mamadou Diop Decroix di xam ne ci xët mu njëkku yéenekaay bi ne ba ñuy waxi dialogue national bi waa Pastef jotoon nañoo sax proposé juróomi personnalité journal bi nañu professeur Malick Ndiaye daal moo fa ne woon doon tubaylu Ousmane Sonko naan gaañi nañu bàyyi mu sedd te ñu dem seeti Ousmane Sonko jéem a waxtaane ji ak moom dialogue national bi tax na opposition bi ñoo ngi mel ne sabar gu tas Sud Quotidien moo ñu ko wax Le Quotidien mel ne ko naan ñu ko weddi laajal waa PUR kiris pire la ñu nekkee jamono ji ne dem gi professeur Issa Sall demoon ca lancement dialogue national bi dem nga neexul Serigne Moustapha Sy nee na yëgu ko yónniwu ko te it yabalu ko professeur Issa Sall di xam ne ci xët mu njëkk journal bi ne ñi ma séqal liggéey bi waxoon naa leen ne damay dem ci dialogue national bi La Tribune nañu la guerre ouverte jàmm jeex na ci diggante Serigne Moustapha Sy ak professeur Issa Sall enquête dina kay nañu looleet mooy bëgg am ci diggante Abdoulaye Wade ak Omar Sarr kii di Omar Sarr enquête mi ngi ñuy xamal ne bu moytuwul danañu ko yóbbu ca kanamu conseil de discipline bu parti démocratique Sénégal li ko sabab moo di njiital parti bi di Abdoulaye Wade dane woon bu kenn dem ca dialogue ba Omar Sarr moom dem ca dialogue ba yéenekaay bi nañu te moo ne day ca njëlbeen ga waa parti démocratique Sénégal noppi woon nañu ngir dem bokki ci dialogue national bi ba jotoon a tànn Omar Sarr ak Cheikh Dieng ngir ñu dem teewal leen fa ginnaaw gi ci la góor gi Abdoulaye Wade ceen ci mayen li tax enquête mi ngi ñu koy wax lu defu di waxu lu ay di njambat Sadio Mané mi toj jamono yéenekaay yëpp ànd nañu ak àdduna yëpp sumil ko sàppo L'Observateur moom da koo bañ ba xëy ci daanu jëllu Bambali booleem fu footballkatu Sénégal bi di Sadio Mané masa jaar rek L'Observateur jaar na fa ba ni mu gagné coupe Ligue des champions bi lépp mi ngi ci yéenekaay bi Sadio Mané dañuy wax ci L'Observateur ne lu mënut a nekk amul lépp ngëm-ngëm la rek record nañu Europe gi yëpp moom la ñu gëm jamono ji moom Sadio Mané moo coupe équipe am di Liverpool ñoo gagné Ligue des champions Tottenham la ñu dóor 2-0 Vox Populi nañu dara du ko dàq waaye nag mu des léegi coupe d'Afrique bi. Modou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.